voilà jërë ngeen jëf mbokk yi safo la 93.1 RMK Kaolack ñoomaat mbégte contentement beneen yoon nag ñu teew ci émission daje bi am nag kàngam bi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee sànq ci ndorteelu BA bi jara su nekk dañuy am mbégte dalal kenn koo xamante ni xam-xamam day màcc ci wàllu wu ni mel tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy Lamine Ly di responsable politique yor kàddu ki nga xamante ni mooy jaraafu dëkk bi di madame la maire Mariama Sarr ñu dalal ko tey sur émission daje bi sur la 93.1 lu def lu rek am mbégte contentement di ñu nag mbokk yi nga xamante ni safoo nañ la 93.1 ànd ak ñun diiru benn waxtu ak genn wàll gi ñuy cëralee Lamine maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Mor Gakou aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai saydina wa maulana wa nabina rasulillahi alayhi salaatu wasalaam saydil awalin saydil axirin xaatimul anbiyaay imaamul mursalin wa ala alihi xaqa xadrihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi din mbokki Kaolack maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di door nuyoo bi suma sang suma sëriñ suma baay Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass di nuyu imaamul akbar Cheikh Tidiane Ali Cissé di leen ñaanal jàmm di nuyu sama baay Cheikh Mouhamadoul Mamoun Ibrahima Niass mi nga xam ne moo ma tëbb jàngal ma xamal ma tette ma di ko ñaanal yàlla yokk leeram di nuyu son excellence madame le maire Mariama Sarr mais di la nuyu aussi Mor Gakou ak caméraman yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ak waa rajo bi yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. voilà ñoom mbég ci contentement gannaaw la présentation de monsieur Ly nekk def responsable politique bokk ci ñi nga ma ko waxee sànq ci ñi nga xamante ni ñoo yor kàddu jaraafu dëkk bi di madame la maire Mariama Sarr ñu dal ak moom tey fas yéene waxtaan ak moom ay ponk yoo xamante ni yu fasantikoo la jëm ci seen wàllu réalisation ci wàllu taxawaay bi nga xamante ni maire bi am na ko ci dëkk bi Lamine tey su ma ñëw yow ci question bi njëkk bi may ñëw ki yow diir bi nga xamante ni madame la maire Mariama Sarr tabbu nañ ko mu nekk jaraafu dëkk bi di boobu ba léegi dëkk bi gis nañ ne dafa xaw a tàggatéem la ñu ngi sooxe lan ak lan ngeen fi jot a def diggante boobu ak léegi ak lan ngeen naan ci barab bi nga xamante ni mooy Kaolack yi nga xamante ni bëgg ngeen ko fi sàmm. jërëjëf Mor dëkk bi mu ngi dugg ci loxo madame la maire Mariama Sarr en 2014 bala ñuy wax li ñu fi def dama bëgg nga may ma tuuti ma wax la décor bi nga xam ne moom la ñu fekkoon fii Kaolack en 2014 bi madame la maire di jël mairie bi ñu ñëwee fekkuñu fi benn oto d'abord du oto mbalit du oto service bi ñu ñëwee ci mairie bi état civil ci boppam ku fa duggoon da ngay jàpp sa bakkan ba ngay dem parce que toilette yi dafa vétuste yàqu ñu ñëw fekk communicable foo tourner ay dépotoir d'ordures sauvages exemple yi ma lay jox mooy 4 entrées sorties yi nga xam ne moo nekk Kaolack sooy jógee Dakar mbalit moo lay dogale ne la bonjour sooy génn it moo lay wax au revoir noonu la mel sooy dem Ndar sooy dem plutôt Tamba noonu la mel aussi sooy dem Diourbel noonu la mel aussi soo demee Pont-Noir donc bi ñu ñëwee aussi fekk nañ ne même ci gannaaw gouvernance diggante gouvernance ak centre commercial ay jallu mbalit gis côté hygiène si ay jallu mbalit donc défi bi ñu njëkkoon a am mooy xeex ba fexe Kaolack set parce que Kaolack newoon nañ ne moo gën a salte ci dëkk bi ñu éradiquer dépotoir d'ordures sauvages yi nga xam ne moom la ñu fekk ci dëkk bi yemuñu ci loolu ñu fexe aussi ba doter mairie bi ay outils ci la ñu am ay gis nga pick-up yi niñ fi macha allah oto yi nga gis mairie yëpp madame le maire Mariama Sarr moo ko def. moo defaraat bâtiment bi équipé mairie bi ba pare yemul ci loolu aussi muut ay partenaires ci wàllu assainissement gis nga UCG concessionnaire la mu ngi def liggéey bu rafet ñoo ngi leen di sant di leen gërëm léegi non seulement ñu ngi jël mbalit yi ci quartier bi bu njëkk ba Kaolack foo xool ay charrette kese nga daan gis ñuy jël mbalit. léegi charrette yi ñu ngi Kaolack ba léegi. waaw non waxuma jeex na de dama ne foo tourné ay charrette kese nga daan gis ñu jël mbalit léegi commencé nañ habitué population bi jamono bu nekk di nga gis quartier yi oto mbalit bi day koor ne nit ñi daw génn joxe bien que dajul nag parce que xala nga dawul suuf mais c'est des efforts yoo xam ne madame la maire bi mu ñëwee moom moo ko fi indi moo ko fi def weesu nañ loolu sax. dem nga ba gis sable suuf si nga xam ne moom moo daan muurtali bi di ko yàq gis nga ñu jël ay xale yu jigéen ay handicapé ak ñeneen ñu nekk ci di liggéey di ko setal di ci am seen as tuut di yóbbu waaye di setal dëkk bi aussi dëkk bi di gën a set loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñu def ci assainissement. waaw mais assainissement bi côté boobu noonu. dafa fekk ne da ngeen dem ba ci digg seen digg mandat
wala donc en cours de route ci ngeen di jóg xalaatee lu ni mel parce que est-ce que xalaat bi ci yéen la jógee parce que lu demee ni ci wàllu assainissement yaa ngi xale yaa ngi bale tali bi di defar mais am na benn mouvement bu fi jëkkoon a nekk boo xam ne xalaat bi ci ñoom la jógee ñoom ñu tàmbali loolu ci ngeen ñëw fekk si. non du loolu ñun bi ñu ñëwee déjà dañu ñëw amul plan directeur décennal loolu mooy vision boo xam ne tëral nañ ko fi ne ci fukki at yi fii lañ jëm fekkuñ ko fi donc dañu ñëw rek fekk fi mairie boo xam ne dañ daan def pilotage à vue dañuy ñëw tey war nañoo def lii fii tali bi toj na nañ ko raax inondation am na nañ jëli ay tuyaux anaconda nañ jëli ay groupe dindi ko école bi am na problème nañu seet naka lañ donc loolu lañ doon def pilotage à vue mais bi ñu ñëwee madame le maire ak vision am bu rafet dafa ñëw taxaw def benn plan directeur comme ni président de la République son excellence Macky Sall def le plan Sénégal émergent ci la madame le maire aussi def un plan indi ay techniciens ñu def ay études seet besoin yi nga xam ne moom la sax Kaolack am ñu prioriser ko nag maintenant parce que il faut que ñu seet étape bu nekk lan la population bi soxla lan moo leen gën a sonal ñu mun ko régler parce que li ñu war a def yëpp xëjul ci benn mandat il faut des décennies parce que Kaolack lañ fa fekk góom boo xam ne góom bu mag la góom bu yàgg la dafa mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu madame le maire Mariama Sarr ku ci nekk si nga joué woon sa partition def li nga war a def dama koy wax souvent madame le maire su ñëwee ay travaux d'embellissement la fi fekk mais malheureusement bi ñu ñëwee mal bi ñu fekk un mal très profond la ñu fekk biir Kaolack di jéem a xeex ak mal boobu entre autres gis nga bi ñu ñëwee déjà li ñu njëkk a def mooy taper sur le ministère de l'assainissement pour ñu indi assainissement bu commune de Kaolack gis nga ko plus de 12 milliards dina impacter presque plus de 13 quartiers waa Sinko ñu ngi ci les travaux sont en cours te am nañ yaakaar ne su paree Kaolack danañ leen soulager ci wàllu inondation danañ leen soulager ci wàllu nawet waxuñ na danañ ko def 100% mais danañ leen soulager les travaux fi mu nekk nii toll na entre 90 plutôt à 95% te gis nga su tawee day tooy c'est vrai fu taw tooy France su tawee tooy États-Unis su tawee tooy Makka su tawee tooy mais waaw tooy parce que tooy mais da ngay xool ni ngay mesurer degré de performance travaux yi mooy nga xool dans les 48 heures dans les 72 heures naka la affaire bi demee est-ce que voie de dégagement yi nga xam ne moom la ñu def pour ndox bi mun a jàll est-ce que voie yi ñu ngi fonctionner est-ce que mu ngi dem te nit ñi remarqué nañ ko taw na tawati su tawee aussi gis nga 2 jours affaire yi xaw a wow. c'est parce que fi ñuy defar tamit voie de dégagement yooyu ngay wax bu tawee tey bu tawee rek day mel ni taw boo xam ne taw la ko fukki fan wala taw fukki fan ak juróom. loolu mais rek ni muy feesee est-ce que loolu yéen a ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. non dama ne population parfois day am problème mu génn wala problème mu génn. waaw xam nga loolu kenn mënu ko maîtriser. waaw nombre de millimètres cubes yi nga xam ne moom la suñu borom di wàccee ci taw bu ko neex moom moo koy seet su ko wàccee mu bëri lool waaw su boobaa Kaolack dana tëmb mais dama ne su ngeen xoolee est-ce que voie de dégagement yi mooy canalisation yi nga xam ne moom lañ def est-ce que ñu ngi drainer ndox mi loolu mooy liggéey nit mais leneen li ci des yàlla moo ko yore parce que da ngay xool par exemple soo demee États-Unis da ngay gis ay orage yoo xam ne da ngay gis ay poteaux lampe yu daanu da ngay gis ay oto yoo xam ne ndox bee leen di yóbbu. mais d'accord mais est-ce que yéen a ngi prévoir xam nga déjà ñi ngi def ay canalisation ñi ngi def ay bassin de rétention yooyu tout lépp nice mais est-ce que yéen a ngi prévoir foo xamante ni quartier yi nga mel ni quartier mel ni Gaawaan xam ne dafay taal am na ci côté boo xam ne boo fa duggee doo fa jaar ndax ndox mu bari est-ce que yéen a ngi prévoir jàppale ñooñu fa nekk ba nga xam ne ndox mi bu jógee ci quartier yi dina am fu mu jaar pour mën a dem ci canalisation yi parce que déjà la plupart ne premier taw bi mu taw deuxième taw foo dafa inondé te demagul loolu ça pose problème teg bassin de rétention bi ñuy jege est-ce que waaw loolu laa lay wax dama ne la waaw 90 à 95% ci travaux yi ci lañ toll tey soo xoolee Gaawaan jëm Ngaan côté boobu moo tax bassin de rétention yi jóg mais bassin de rétention yi seen degré de performance mënu la àgg à 100% tant que travaux yi jeexul parce que gis nga station yi nga xam ne station d'essence yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu ngi leen di toj suñ leen tojee nag ba nga xam ne dina am link maintenant entre bassin de rétention bi ak canalisation bi su boobaa évacuation yi dafay dem normalement fi mu nekk nii il faut que ñu ay pompe pour mun ko injecter muy dem parce que canalisation bi coordination bi raccordé guñ ko ak bassin de rétention bi parce que il fallait que ñu commencer def un travail boo xam ne dinañ dindi station d'essence yi te station d'essence yi c'est des structures privées
mënuñoo xëy rek ñëw dindi ko il faut donc ay démarches il faut des négociations il faut des accords pour ñoom ñu dédommager leen ñu d'accord ñu mun a toj station d'essence yi tuxal leen jaarale fa canalisation bi suñ ko defee su soobee yàlla waa gaawaan danañ xam ne liggéey bi principalement ñoom ñoo tax liggéey bi am. ñeneen ñi da leen di impacté mais essentiellement diggante gaawaan jëm Passoir jëm Nimzaat ñëw Médina Mbaba côté yooyu daanaka moo tax essentiellement travaux yi nga xam ne moom la Sinko di def loolu moo ko tax a jóg. waaw mais lu ci mel ni Saara Nimzaat ci biir. waaw ak Parcelles. boo fa duggee nawet moom day mel ni néew fenn parce que problème canalisation am nañ ko problème mu yoon dañ ko am dañuy regrouper problème yu bëree bëri waxuma la nag nangaa nag yenn quartier yi ça pose problème parce que yaa ngi may wax problème canalisation xëy na peut-être am na ci benn côté boo xam ne fa lañ ko defee mais yeneen côté yi ci def lan moo tax ne bi ngeen defee ko mun leen koo tasaare mu wis ko yeneen côté quartier yëpp mun ci jot seen wàll. Je t'ai dit tantôt bi ñu defee plan de directeur bi dañoo xool priorité yi xalangu dajul suuf ñun bi ñu ñëwee mairie Kaolack nous avons trouvé que mairie Kaolack am na 100 ans d'existence avant Mariama Sarr di ñëw léegi mu ngi toll ci ay 105 107 ans 107 ans yoo xam ne 7 ans yi kese la ci madame le maire Mariama Sarr di revendiquer qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que ñi nga xam ne ñoo fi jaar yépp suñ defoon li ñu war a def lii duñu ko fi fekk Ndangaan noonu la musa mel Parcelles noonu la musa mel Ngaan noonu la musa mel Gaawaan noonu la musa mel donc dañ ko fi fekk ñu ngi def ay efforts maintenant pour régler définitivement situation bi yow yaa ngi fàttaliku ne mairie yi fi jaar su situation yu mel ni amaan da ngay gis ñu indi tuyau branché ko xaaxun ndox bi di sotti ji ba police yi dooro yaa ngi koy fàttaliku pendant ñaata at ñu ngi koy def xam nga mënoon nañoo ñëw rek continuer loolu mais su ñu defee loolu ñeneen ñu ñëw it dañuy continuer loolu mais madame le maire a choisi d'offrir aux Kaolackois une solution alternative et définitive maanaam dañuy indi ay solution yoo xam ne loolu dootul am ci loolu la ñuy liggéey mais defuñu maanaam solution taf yëngal pilotage à vue non jamais dañuy def ay loo xam ne dafay sottil mbir mi mais nag sooy def liggéey bu mel noonu il faut que mu am ay désagréments il faut que moom impacter population bi parce que dëkk boo xam ne soo xoolee fépp mu ngi nekk en chantier loolu aussi il faut que population bi xam ne kuy defar da ngay yàq ba pare doo ko defar tey soo buggee def tabax sa kër il faut que nga raser remblayer defar yëpp ba mel ni da ngay yàq nga doog a nag yëkkati sa édifice tabax terrasse wala nga tabax étage donc projet yi nga xam ne madame le maire Mariama Sarr mu ngi koy indi biir ci biir Kaolack il faut que mu impacter population bi laa wax il faut que ni yëf yi waroon a demee mu yéex wala au moins mu commencer sonal population bi mais dama leen di demander ñu muñ parce que une solution définitive lañ leen bëgg a proposer une solution définitive lañ leen bëgg a indi. wax nga ci wàllu mbalit mi donc dégg naa leen ci wax parce que à l'époque lu métti woon na trop booy dugg Kaolack entrée bi donc mbalit bi moo lay teeru moom moo lay gunge wax nga ci wàllu canalisation mais lamp yi ngi fi def na lamp yi dara baaxu ci la ne duñu waxee déedéet. yan lamp yi moom Kaolack dam leeree woon bi ngeen koy soog a def dafa leeroon nañ mais léegi moom lamp yëpp a fay